rapport ak ka weex kële nga xam ne boo taxawee monsieur ñu xulli ko. Comment allez-vous? baa bëggee dund ak moom xam nga na nga kaa def xulil. xaalis bët waay. da nga kaa xonkuloo. waaw da nga kaa fat. waaw. da nga kaa fël. boo ko fàttee rek mu puus la. parce que baa ko fëlee moom problème mooy kii lu tax mu war ma fël. mooy kan. mooy kan xulil ci approche ci démarche mais ki mën a def loolu. day fekk mu am wéeruwaay bi xam nga moo la lan. moo la lan. ragal yàlla gëm ka. waaw bis bu jot ñu tooñ suñu borom. wante gëm ni moo fi nekk. très bien. baa amee beneen diine nag yow baa xam ni moo la tënk. nga wax ñu. beneen diine boobu bu la tënkee. borom bi day taxaw di la xool. te nga wax ñu ñooñu dinañ la use bu ñu paree. waaw jàpp la sànni la ni xaj. waaw donc le mal des dirigeants africains. très bien mooy dañoo ñëw génn leen ci seen wéeruwaay. am lu ñu leen gëmloo le blanc le tubaab le colon est arrivé ici daal di nañu vous êtes ahistorique amu leen histoire daal di nañu yéen amu leen civilisation daal di nañu yéen li Senghor doon wax vous êtes émotif vous n'avez pas de raison yéen la race hellène daf leen supérieure ñëw nañu il faut vivre dans le regard dans le comment croire et non dans le comment savoir loolu ay kàcc la. il faut vivre dans le comment savoir. pour le comment être yàlla sax dafa ne. pour nga jaamu ko. faw nga xam ko. mu ngoog wax ja nag fii lañ koy farankulaayee daal di dugg ci femme action bu ko defee sama yaay ji téye naa ko téyeeti ko waaye dooma sañ a def. président bi bu subaa incha allah moom dinañ ko wax fan la xaalis bi dugg comme mu ngi koy laajte. xaalisu inondation yi comme mu ngi koy laajte bu subaa nañ bàyyi bu suba ñu wax ko incha allah. bàyyi nañ ko ak Ahmed Aïdara tey moom. parce que vraiment. il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Dommage, à un moment donné. On vous aime, mais il faut que vous arrêtiez. Aïtia, moment dak ñu dugg ci Femme Action sans plus tarder daal di ko dalal c'est tout de suite. Mi ngoog Femme Action revient sur les femmes cadres du Sénégal et référence moom. waaw xam nga dañuy jël rek jigéen ñi nga xam ne dañu am taxawaay ci seen réew. di leen mettre en exergue pour ñu servir d'exemple ci génération bu bees bi soo ñëwee ba ci wàllu métier mi ngeen nekk muy journalisme bu njëkk dafa amoon accoutrement am ay tenue te booba Senghor moo ko imposé woon kay journaliste amul droit dem ci plateau ak chemise bu ñu ubbi bouton bi. dem munoo def ak chemise simple. foog nga teg veste jigéen am na tenue bu ñu daan def. ak seen journal niñ ko daan présenté boo dee xool référence bi ñu nekkee ay xale dañ daan doon di seetaani Soxna Dieng. Mbacke ñu koy nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam ñoom ay Elisabeth Ndiaye ñoom it bëri na ci ay jigéen ñoo xam ne Adrien Diop waa Adrien y avait Adrien ñoom ñi ngi fi woon tabarkal la nekk ay jigéen ñu amoon valeur ñoo xam ne métier bi xam nga boobu aussi dafa fekkoon Reine Marie Diakher Faye Reine Marie Diakher ba pare nekkoon koo xam ni ku doyoon waar la parce que moom daf ci boole woon dégg olof muy xam naa ne bokk na ci ñi njëkk a présenté journal après ay Marguerite Thiam ak ñooñu ñu indi le journal en wolof parce que tam jàng tubaab bi dëgg la waaye yenn saa yi am na baat boo xam ni soo ko tekkiwul ni mu waree ci wolof day changer contexte fi ngay waxee dafay changer sens su sujet bi ba tax na loolu dafa war a tax ñu jàngalaat xale yi ñu xam seen làkk bi nga naam noo ko ciy waxee bu français bi ñëwee nga wax ko ci bu sa làkk ñëwee nga wax ko ci parce que du toujours ngay présenter le journal en français mën nga ko def sax en français tous les jours mais des fois mu am débat boo xam ne faaw mu am kàddu yu ñuy génne ba léegi dafay feeñ ci waxtaan discours yi ñuy tenir ak waxtaan yi ñuy am débat yi ñu ci génne benn wax boo xam ne contexte bi nga ko dugal bokkul ak li muy signifier grande dame waaw te Paasan Sénégal dafa yàgg ak ay jàmbaar xoolal temps yi ñoom Caroline Diop maire yooyu xoolal ñoom Mantoulaye Diène xoolal ñoom Maymouna Kane xoolal ñoom Aminata Mbengue Ndiaye mu ngi fii yàlla na ko fii yàlla bàyyi ba ci kanam kanam ak tant d'autres ñoom min Léna Fall Diagne ñoo xoolal maire Aram Diène te jàngul woon nekkoon présidente des mouvements des femmes du PS parti socialiste nekk présidente assemblée nationale jigéen ñi nekk vice présidente te jàngul école olof la daan wax bu ñëwee taxaw défendre cause ba pare rafetal seen nekkin
seen rôle bi ñu doon jouer dans la société yàqul woon dara ci li ñu war a def ci seen biir kër ñu nekkoon ay mères exemplaires kon jigéen ñiy jàng tey war nañu xool naka ngay solo naka ngay tooge naka ngay waxee parce que léegi sax bu njëkk yu bari amatul image yu bari amatuñ ko à moins que nga dem fu mel ne ETS mais tey réseaux sociaux yi benn image du fay nga xool tenue bi nga war a am ni nga war a waxee ak situation bu nekk ni nga ci war a comporté woo ba su ëllëgee nga doon référence wala bu sa njaboot ñëwee am ci honneur paasan du ma démentir am na ba léegi ay grandes dames yoo xam ne ñu ngi fii nekk dans l'ombre man bëgg naa ñu def ci émission bu mag que sont-elles devenues ak fu ñu nekk lan la ñu nekk léegi xam nga bu ñu demee ba président war a présenté wu ñu ne jigéen ñi ñoo jox question bi ñu def une femme un gramme d'or ak yeneen ñoom ay dañ ñoom taxaw fii ba léegi bu ñu taxawee ci seen accoutrement nga xam ni kii femme de dignité la femme de valeur la ku am personnalité loolu nag dafa am solo ci dundu jigéen parce que dafa bokk ci liy forger njabootam bokk ci liy forger borom kër bi ko yàlla booleel parce que yow miy sëy ki ngay sëyal ki nga tànn def ko choix ànd ak moom war nga koo modeler ci sa façon sa empreinte war na yëbb ci moom est-ce que loolu xale yi xam nañ ko indi ko ci xool misam muy solo xool dàllam ndax siré nañ ko te loolu lépp jigéen war na ko mën def ci këram ndax watu na ndax naka la waxee di ko déglu su demee à l'assemblée parce que war nga ko mën a corriger parce que yow yaa war a nekk première conseillère am mu nekk un ministre mu nekk un président de la république su ne ba ñëw nga ngeen waxtaan ba mu lekk ba xelam dal nga ne ko sa discours tey bi est-ce que langage bi doo mën a def nii ak nii parce que loolu rôlu jigéen la am na solo ci dirigeant yi def ciy feeñ am na ñoo xam du la bàyyi mukk nga déraper bokk ci yenn termes yi fii da fi gis ay kilifa yuy politique bañ ko commencé ba léegi mosuñu wax luñ naan acam kon ñooñu am na éducation bu yëbb ci ñoom soit seen yaay marqué na leen wala seen jabar bàyyi na empreinte ci ñoom di leen suivre parce que boo defee ni kenn dégluwul la ba lu la neex wax saa yoo ko gisee koo xam ne lu ko neex wax amul mesure ci langage am jabaram amul benn empreinte ci moom wala bariwul exemple bu ndaw rek assemblée dañuy gis député yi dañuy si meeku di xeex de boo moytuwul jigéen ñi dañuy wax bay tël seen musóor suñu maman yooyu waaw mais xam nga am na ñoo xam ne tey soo ko defee boo ñëwee ci kër gi yaag sa jabar ay raag la je suis pas d'accord ci sa comportement parce que gis nga Rokhaya góor ak jigéen a ci yem comportement nit ku yiw baax na fu ne teggin nit ku yiw am sutura am teggin baax na fu ne mën nga défendre sa idée sans pour autant nga nekk ku ñàkket sax wala ku violent wala ku offensé waaye xoolal nit ku yiw ci accoutrement taxaw saa yu waxee xas gor saa yu waxee toroxal nawleem mais kooku soo defee sa bopp ko rek bokkoo ci parce que asgo dafay sedd nawleem cër xoolal Elisabeth ñu ngi koy génne macha allah tabarkalla Elisabeth Ndiaye c'était la vedette des années 80 kii journal am ñëpp a doon daw xam nga fii dañu naan émission nangam nit ñi kii journal télévisé dëkk bi ñëppay daw bu rythme bi dawee rek ñëpp dem seetaani di ko dégg lii ça c'était mais est-ce que qualité yi ñu doon yi requiert pour ñu jël ci nit Adja Aram Diène ndeysaan macha allah femme jigéen ñi Sénégal yu am valeur yi. et pourtant on se dit qu'aujourd'hui si suñu ère suñu époque la technologie gën a yombal liggéey yi ñu waroon a gën a professionnel mais il y a tellement du laisser-aller et du relâchement. ba pare nag am na ci ay femmes yoo xam ne ñi ngi nekk ay intellectuels di diriger ay sociétés di yilif ay nit yilif ay góor boole ko dignité ak personnalité te kenn xamu leen. wala bu ñu leen xamee ci occasion bu gàtt ñi ngi làqatu ci seen ndox di def un travail colossal boo xam ne jigéen war nañ leen mettre en relief pour jigéen ñi gis leen loolu paasan war nañ ci taxaw parce que Sen TV mooy télé askan wi te kenn ku ci ne war nga ci mën a gis sa bopp te jigéen dafa am un rôle déterminant bu mu jouer dans la société ñu bàyyi xel jigéen ñi kenn ku ci nekk bàyyi sa bopp ci sa waxin ci sa doxalin ci sa jëfin parce que léegi dara dootul fay Rokhaya asma lépp mi ngi ci biir téléphone yi dara du màgget lu ñaaw du màgget jëf ji du màgget lenn du jeex saa yu ñu demee ba nga defee ne fàtte na rek ñu beesalaat ko xool ñun fi ñuy waxee ak Elisabeth am na ñoo xam ni bi muy génn juddu wuñu wala bi muy génn télévision ñu am ay 2 ans yooyu ñu ngi koy génne tey télévision nga di ko gis sàkkatuma ak léegi ak fi technologie bi toll kon ba asan loolu jar nañu bàyyi ko xel ak naka lañ day former parce que loolu da nga ko daan bëgg da nga daan gis nit muy présenté nga ni man bëgg naa nekk présentatrice bëgg naa mel comme diw mu nekk sa vocation nga jàng ko mën ko l'art d'exercer l'art de parler parce que c'est pas donné à n'importe qui ñi war a wax dañu toog ni pat ñi war a wax génn taxaw ci kaw rajo yi gën a ëpp làmmiñ ëpp fitu wax te am na lu ñuy wax ci biir néeg ba am na ñu war a wax ci ëtt bi
am na lu war a dem ca mbedd ma mais léegi wax yi ci biir néeg bi moom lay gën ci mbedd mi parce que ki war a wax waxul. ki war a wax waxul déedéet ki war a wax waxul. des fois nga gis ko utiliser benn wax ci benn plateau ndeysaan. Adrien Diop Adrien et puis daf doon def benn émission en anglais aussi. En anglais, j'étais anglais et maintenant elle était magnifique. Elle était magnifique. Nature de grande dame. CEDEAO maintenant bu fekkee changé wul ci entre-temps mais. c'est de grande dame. il était là-bas en anglais. Exactement. xam nga yooyu yii dafa jar a bàyyi xel bu ëllëgee say doom wala say sa toog ci plateau ñu génne la nga nekk référence loolu jar na lu nekk. am na solo de maman nag Chérif yëpp a ngi leen nuyu. maa ngi leen di delloo ziar nee nañ sa wax bi am na solo quoi. maa ngi leen di delloo ziar écouter religieusement quoi. ñi war a wax nañ leen bàyyi ñu wax te wax. dañ koy wodd. très bien. du loo bëgg a wax ko. du loo war a wax ko fu la neex. am na wax fu ñu ko war a waxee ak fu ñu ko war a dencee. très bien ko dañ jëlaat mesure waaw wax dañ koy wodd paasan. très bien. dañ koy wodd. kon maa ngi nuyu képp koo xam yaa ngi toog du ñu seetaan. may souhaiter joyeux anniversaire Cheikh Mboup sama xaritu doom la dëkk sama kër. nekk doom boo xam ne dafa mel ni maa ko jur ci sama biir bëgg ma yërëm ma maa ngi koy ñaanal Mboup dundal lu bare bari te nga dund ba njëriñ sa ay waajur ñu fekkee ñun ñëpp maa ngi ndokkeel petit élage bu baax maa ngi fon bébé Kumba ci Tiwaawan di ko ñaanal yàlla jàmm. amiin waay Aïcha mi ngi noonu maman Dak merci beaucoup. non gars yi fàccul mi ngi noonu coach Moussa nañ dem jëli partenaires yi daal di dikk. amul benn ko defee maman Dak mun a dem ci yeneen yitte yi nga xamante ni man moom moo tax ma téye ko fi man maa ko fi téye ndax Subatel waaye tamit moom Subatel jaral ko merci beaucoup maman. merci beaucoup kontaan naa. Aïcha mi ngi noonu kontaan naa ci yéen macha allah. ñu dem pub te ñëw. novelas mi ma gunge ci sama kër gi ba xet gi ne duma toog duma tàyyi man daal de moo koy wëri parfum novelas suñ ko bis ki kër gi xet gi day neex parfum novelas mooy waaja lii mooy parfum novelas parfum bi dafa neex forest bi dafa neex saxla ba bi dafa neex lii mooy parfum novelas parfum bi dafa neex almadina boo ko bombee xet gi day gunguni lii mooy parfum novelas parfum bi dafa neex brise marine bi ak yëpp a neex ak novelas féppay xeeñ neex chocolat bi fi gën a neex ci biir nekki moo ci man te amu ci morom ñaman xam ne benn la Sénégal kay leen ñëw chocolat del yaa mooy ci biir réew la ko defaree kay leen ngeen tey moom marché ba bàyyi ma fa benn épice gis nga ma jënd naa sama laurier jingeer sama poobar sama laaj gis nga sama pañe bi ni mu garnee épices yu naturel yooyu yëpp ñu ngi ci kadi bi. kadi ci sama cin waaw waaw moom rek a wóor saf safal bi ma tàmmu waaw waaw kadi rek a sell ngir sama bànneexu njaboot kadi lay toggee saa su ne ndax ay ferñeenteem ak cafkam bu amul fenn. kadi ci sama cin waaw waaw moom rek a wóor saf safal bi ma tàmmu waaw waaw kadi rek a su may togg su may mariner moom laa wóolu saa su ne kadi daal moo bëri doole kadi saf sell te wóor. Avec le maquillage, l'exposition au soleil, les mauvais produits, vos visages en souffrent. Problème de peau? Essayez le soin du visage Super Correcteur. Super Correcteur, une crème hypoallergénique réparatrice qui soigne, nourrit et adoucit la peau. Souriez, vous êtes belle.
Super Correcteur, le soin du visage par CEF Paris. ci jamono ji ñu tollu ak feebaru coronavirus bi nañu gën a faratal raxas suñuy loxo ak saabu te di si ñaax njaboot gi yépp saa su ne Cetex saabu liquide la bu du te gaaw a xëpp di dindi bépp saleté ak microbe bàyyi ñu ak xet gu neex disponible chez Casino, U-Utile, U-Express, Auchan et Exclusive. Aïcha mi ngi noonu ñu toll ci deuxième manche Subatel dalal Louisa Diandi. Louisa, bonjour. Bonjour Asma. Bonjour coach. Bonjour Rokhaya. Bonjour Louisa. yaa ngi si jàmm yaa ngi cool da ngay nuyu téléspectateurs yi wala. maa ngi cool bu baax a baax. nice. Aïcha mi ngi noonu Rokhaya Dieng Madame Cissé dañuy àddu ci yow donc savoir vivre savoir être astuce aujourd'hui rester assis toute la journée attention quelques conseils. voilà Asma tey ci loolu la ñuy ñëw pour ñi nga xamante ne seen liggéey dafa metti dañuy toog toute la journée du ñuy bouger lu bëri donc ñooñu il faut que ñu ñëw rek jox leen quelques conseils moo tax tey dañoo indi astuce ñëw ci effet négatif yi nga xamante ne bu fekkente ne da ngay toog bu yàgg moom loolu la mën a jural donc ci loolu la ñuy ñëw waxtaan ci tax ni gis nañ ne ñi nga xamante ne dañuy toog toute la journée di liggéey dañuy faral di sonn condition de travail parfois du daal di réunir ba tax na dañuy sonn bu ñuy wax nag dañuy wax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bureau yi ñoom ñooy toog tout le temps dañuy toog 8h ba 17h dañuy daal di sonn benn heure de pause rek la ñuy am donc ñooñu il faut que ñu jox leen ci conseil ñi nga xamante ne aussi ñoo nekk ci bus yi ci car rapide yi ñoom ñooy toog chauffeurs yi ñoom ñooy toog ba dañuy dawal suba ba ngoon donc ñooñu aussi dañuy bokk ci ñi nga xamante ne dañ leen di jox conseil ndaxte dañuy faral di sonn am na ci problème yu bëri boo demee nga koy am te yow doo rendre compte que ne liggéey bi la surtout nag ñuy ñaax ñi nga xamante ne ñoom ñooy patron yi ñi nga xamante ne ñoo nekk ci entreprise yi nañuy xool logistique bi bu baax a baax nañuy xool li nga xamante ne moom matériel yu adéquat pour seen employé yi ndaxte def ci baax koo xamante ne dafay toog ci bureau mu am table bu baax surtout am chaise bu baax boo xamante ne ci lay toog ci lay yendu am fauteuil boo xamante ne daf koy relaxer en même temps dina ci mën a liggéey tranquillement Asma gis nañ ñu bëri seen liggéey war na gën a mën a productif mais dañuy daal di gaaw a sonn am ñoo xamante ne boo demee seen bureau fekk na lonk nañ fa seen veste daal di génn tuuti doxantu ndax li ñuy liggéey moom mooy metti condition de travail bi moom mooy des gis nañ ne position yi nga xamante ne moom la ñu faral di toogee moom moo baaxul te xam naa coach moom li muy wax dina ci xam na ci dara bu baax a baax moom professeur coach la dinañu expliquer moom itamit yan conseil la ñu ci mën a jox waaye tamit gis ngeen ko comme ni ngay toogee nii ci chaise bi dafay jàpp sa rein yi dafay jàpp sa ndigg li dafay jàpp sa tànk yi sa yaram bi yëpp lay jàpp ba pare boo ñibbee sa kër da ngay mel ne ko ñu assommé am na ci ñoo xamante ne bu ñibbee seen jabar yi di leen tooñ naan leen waa man sama jëkkër ji ba amul fu muy jàdd fekk du dara ndiggalee xaw a metti ndiggalee càng ndax toog bu metti bi moom moo koy sonal non seulement nag bu fekkente ne da ngay jàkkaarloog ordinateur donc posture bi nga xamante ne moom ngay def te baaxul ci sa yaram donc dafay metti li nga xamante ne moom mooy sa cou bi donc bu fekkente ne da ngay faral di sëgg torop ci sa ordinateur dafay daal di metti ci yow day tax liggéey bi dafay gën a yàgg ci yow gën a metti de préférence il faut nga jël sa ordinateur yéegal écran bi ba mu tolloog sa ay bët comme ça doo daal di sëgg yenn position yu metti yi doo ko def mais li nga xamante ne aussi moom mooy mauvaise posture yi nañ koy xool xàmmee ko bu fekkente ne da ngay faral di sëgg boo toogee wàññi sëgg bu metti bu fekkente ne da ngay toog day yéegal sa tànk yi del xool aussi ban position nga koy teg daf lay gën a jàppale ci sa liggéey boo ñibbee doo am yenn feebar yi ndax am na ñoo xamante ne tout le temps dañuy bëgg di dem ci salon de massage yi nañu xool surtout nag le plus important moom mooy fauteuil bi ngay toog chaise bi ngay toog moom nga war a xool parce que am na fauteuil yoo xamante ne da lay relaxer comme ni ma ko waxee sànq du ñëpp nag ñoo am moyens yi mais ñi nga xamante ne surtout ay cadre la ñi nga xamante ne ci bureau yi la ñuy toog donc dañuy mettre ñoom Papa San di yendu ci bureau yi suba ba ngoon war nañ mën a am ay fauteuil yu confortable comme fii yenn fauteuil yi ñu fi am donc yooyu dafay encourager ki nga xamante ne moom mooy sa employé même ba ci chaise yi nga xamante ne moom la ñuy toogee pour def plateau naam yàgguñu ci moom moo tax sax peut-être mën nañ ko supporter comme bii nii ngay bonde nii professeur ngay bonde nii coach bu fekkante ne dañuy yàgg ci plateau bi dafay daal di metti ndax du adéquat trop ak li nga xamante ne moom mooy sa liggéey donc da ngay sóoraale bu baax sa tànk yi sa yaram bi donc tout
le corps. Colonne vertébrale bi aussi am na ñu bëri dañuy massacrer seen colonne vertébrale ndax sëgg bu yàgg bi nga xamante ne moom la ñuy sëgg. Donc conseil yi ñu leen di jox mooy il faut ngeen di jóg di étirer wuñ Mame Sidi Bakary ni ngeen di jógee noonu di jaabante di xool fii lii baax na ci ndaxte yéen tamit dafay tax seen yaram dafay daal di bàyyi ñi nga xamante ne saa yi bu ñu demee dañuy obligé jël seen tànk yi di ko tremper ci ndox ndaxte dañuy sonn di leen favoriser li nga xamante ne moom mooy marche bi comme coach Moussa ni mu leen koy conseiller mais aussi dañuy tere ku toog 2 heures de temps nga toog ci benn place te doo déplacé wu il faut que ngay jug chauffeur yi ci bëri am na ñu ci bëri dañ naan dama am hémorroïde dama amee lii ndax lan toog bu yàgg bi moom moo koy waral dafay metti donc dafay indi sax constipation donc seere boobu mu lay def ndax sa yaram bi du bàyyi sa yaram bi du relax sa biir bi daal di tourner dafay daal di metti ci yow ba tax na après daf lay indil yeneen problème yu bëree bëri nañuy marche wala ñu wut li nga xamante ne moom mooy vélo électrique yi aussi baax na ci donc tout le temps ñuy xool li nga xamante ne moom mooy tàllal suñu yaram pour bu fekkente ne da ngay toog sa bureau matin ba soir nga wàcc jël sa oto taal nank dem gaare dem ñibbi donc doo am benn instant boo xamante ne da nga koy marche donc war nga mën a gaare nga dox tuuti nga daal di dem sa kër daal di noppalu sa yaram mën a bàyyi te tout le temps ñuy éviter di toog benn place bi parce que lim ñuy indil bëri na sa loos bi dafay faral di metti sa ceinture bi dafay metti sa jambe yi day metti donc lépp loo xamante ne rek moom mooy ensemble bi nga xamante ne moom mooy tax nga toog correctement donc dafay daal di metti moo tax toog confortablement moom la ñu gën a digle pour ñi nga xamante ne seen liggéey toog le matin soir am ñoo xamante ne am nañu ay problème mu bët bu ñu retraité ñi ay problème mu ndigg ndax toog bu yàgg bi moom moo koy waral c'est à éviter dee leen jóg ngeen di dox di libérer seen yaram da leen def yenn exercice yi wala ngeen di jóg di def ay 100 pas mais toog benn place bi noonu rek baaxul daf leen di indil ay jafe-jafe yu bëri di leen gàllankoor si seen liggéey bu ngeen bañee nag di jaabante di dem ak a ñëw ñi nga xamante ne aussi dañuy gàtt torop pour toog ci yenn chaise yi nañuy wut li nga xam ne muy coussin asmati ci laa wutal benn coussin daal moo lay arrangé waaye bu ma paree ci yow damay dem ci Mame Sidi balaa may jàll ci paasan moom dina ko soxla nee nañu ñoo ngi ci forme seen ndigg lee ngi baax loolu la ñu wax borom ndigg càng yi bëri nañ de fiñ toll nii ndax toog bu yàgg bee ko waral jàdduñu fenn ndeysaan dañuy sonn am borom koppati yoo xamante ne bu ñibbee dañuy sonn ndeysaan seen jabar dañuy foog ne ñoo jàdd te fekk jàdduñu fekk dañoo dañuy foog ne dañoo ànd ak seen coro daal di doxantu wala daal di fël-falaale génn noos tuuti xam nga wala ñu dugg tuuti ruq noonu donc du loolu parfois mu mel ni ko xamul li ngay wax ni xamoo ko góor yi jàdd koñ man da jàdduma bay xam ñu jàdd ku jàdd xam nga ni àdduna yàqu na di wax sa baay naan ko ay papa mu wax bare naan ko ay pa àdduna bi di xool naan ko ay papa demuñu fenn yow xam nga li may wax astafirlah nga ne leer na wax da ngay jàdd wala jàddoo jàdd mooy lan nee na góor ñi nga xamante ni dañuy am problème lombaire yi ak liy métti Louisa nee na bu fekkee ni dañuy ñëw bu seen jabar yi foog ni des fois que dafa am fu ñu jàdd góor ñi am na ñu si jàdd yow mii da ngay def sport tàggat yaram fitness da ngay defaraat ndigg nit ñi. sax nangaas ke ñoom ñiy jàdd. kon baax yow daal jàddoo yaa soo new ci jàdd. ñiy jàdd sax nangaas ke ñoom. ku jàdd yow la engagé. waaw xam nga yàlla fu mu nekkee pongal kenn ku nekk ak sa pax. loolu am na solo kenn ku nekk sa pax moo tax looy def dee ko xam c'est très important nañ ci bàyyi xel waaye tamit ba tey ñu ñëwaat ci toog bi rek li ñu war a gën a bàyyi xel mooy chaise yi encore une fois chaise yi nay baax nay confortable pour que suñu liggéey gën a mën a yomb ordinateur yi nga xamante ne aussi boo ko xoolee xam ne yu ancien la donc da ngay takk say lunette te doo gis dara loolu aussi daf lay gën a métti day gën a métti sa liggéey donc yooyu war nañ ko xoolaat bu baax logistique bi nañu xool entreprise yi xool bureau yi ñi nga xamante ne aussi ñoo nekk ci car yi transport en commun yi ñuy favoriser di dox bu baax di marche surtout ñuy naan ndox bu bëri pour que mu mën leen dimbali yenn position yi bu yàggee da ngay daal di sonn di damm loos di wàccee mbagg yooyu yëpp te yaa ngi toog nar a toog toute la journée loolu c'est à éviter moo tax tey ñu indi woon ko ci ay astuces. C'est important. Merci beaucoup pour l'astuce du jour ah nga ne. nickel. Yes. Aïcha ci nickel boobu No comment. no comment. ci la ñuy duggee tàggat yaram très rapidement ngir waxtaanee lii di fitness coach Moussa moom lañ ci àndale ce sera tout de suite. nga ne yow mi sax. man mii sax sama ndigg laa ngi commencé cat. c'est dégg nga. Aïcha mi ngi noonu thème comment travailler le haut du corps avec des haltères naka la ngay ponkale sa biceps yi daal.
Non, ce n'est pas seulement les biceps, c'est le haut du corps. Le haut du corps est composé de dos, de pectoraux, d'épaules, de biceps et de triceps. À partir de la ceinture abdominale, il faut commencer jóg ci kaw. Tout en sachant que le corps est constitué par 8 groupes musculaires. Te 8 groupes musculaires, il y a 560 muscles qui sont composés. Donc, la majeure partie du le haut du corps, il y a lié entre haltères, entre barres, entre poli et ay disques. Donc, sur ce, nous avons lié le bord avec ay haltères, nous travailler uniquement avec le haut du corps. Nous avons un coach Modou Ngom Faye, fofu ci fitness zone. Soit je paré ñu xol élément bi del ci wat sur le plateau. Aïcha mi ngi noonu coach Moussa kon nii la ñuy travailler le haut du corps. Voilà, le haut du corps boo xoolee am na ay parties yu bari. On a commencé avec les haltères ñu def ci développer couché ou développer avec les haltères au sol comme li madame Cissé doon wax léegi lii dafay revenir at ci mouvement bi le dos à plat pour que la colonne vertébrale soit en contact direct avec le sol da lay dimbali pour que nga mën a exécuter mouvement bi te doo gaañ sa bopp parce que articulation ñoom ñëpp fi ñu dajaloo fi ñu taxaloo noonu su amee benn lu déséquilibre rek daf lay gaañ ci ndigg donc mouvement bi au sol
c'est hyper important baax na pour la rééducation baax na pour ñi nga xam ne dañoo am problème colonne vertébrale wala problème dorsaux wala lombaire mën nañ utiliser le même mouvement pour di ko def à la salle bokk na ci mouvement de rééducation yi. Après on a travaillé le dos avec les haltères toujours en rowing back kick back après on a travaillé avec les haltères biceps bi triceps bi et terminé avec les abdos à la barre pour que dos bi mën a toujours am compact boobu pour que li rattacher le haut et le bas du corps la ceinture abdominale tout le temps dafay am de résistance ak endurance boobu pour permettre la nga mën a am une santé meilleure comme j'ai l'habitude de le dire. Aïcha, en tout cas merci beaucoup de nous rajouter un petit plus pas Assane dama koy yóbbu salle mu travailler le haut du corps. Oui. Pas besoin. Pas besoin. Skinny boy c'est bon hein. Simple comme ça c'est bon. Relax. Bah, tu peux garder sa forme ni nga mel. du la tere bañ a dem salle. Je suis pas obligé d'aller à la salle. Non, mën nga ma jàppale ma maintenir sans dem salle. À la maison. Voilà. Le sport nécessite. Mais pas Assane dara neexul nga tëdd ci ay biceps de i. Le sport nécessite. gën a musclé tuuti day gën a baax rek. Non là je suis d'accord. Mais je suis pas mën naa def sport sans dem salle. Non mu bañ a yokk sport foo mënti nekk mën nga avec 1 mètre carré. non man daal day ànd ak biceps boo dans les salons dans les bureaux la fépp fu waay mën a nekk mën nga fa nekk di entraîner selon li nga am ci matériel wala selon fi nga nekk lan nga ci mën a def sa biir kër mën nga ko fa def tu peux faire des exercices exercices yëpp mën nga ko échanger ak leneen de bouteille d'eau wala benn ay bâton mën nga ko def lii ce sont les haltères les gens ont tendance à appeler jox ma biceps yi et le biceps se trouve chez la personne c'est un muscle biceps mooy li nekk fii mais matériel bi ñu yore lii moo tudd haltère du biceps biceps si nit lay nekk donc c'est des haltères les anglais appellent ça des dumbbells one by one wala double dumbbell donc là c'est le biceps curl la à la fin nga gis mu solliciter un peu les triceps et tirage one by one def travail unilatéral mooy buy liggéey ak benn loxo bilatéral c'est avec les 2 mains mais dañuy def unilatéral après def bilatéral avec les 2 mu donne une pierre plusieurs coups comme ni ñu koy waxee à chaque fois. En tout cas c'est magnifique hein. Ah oui, travaillez vos biceps les hommes travaillez votre haut du corps. Vous les femmes c'est un aveu. Pour les femmes mën nga ko def mais de chercher un poids qui est léger. Les poids commencent entre 0,5 ba 60. parce que ñun jigéen ñi dañuy am bras. jigéen li mag ñi di wax jigéen day am përëk. mooy lii ci ginnaaw triceps bi. tant que nekkuloo di ko renforcer muscler ko moom ngay def soo jëmee mag day flasque nga gis muy yëngatu. te looy gën di jëm mag yaram bi di gën a bàyyi yooyu bokk na si li nga xamante ne day tax mu wàcc il faut ngay def ay exercices yu koy remplacer pour permettre la yaram bi du daanoo noonu du wàccandoo noonu complètement. mais exercice bi mooy tëj sport bi wala da ngay échauffé wu def entraînement ba pare doog a tëjee.